Asalaamaaleykum abonné académie division yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bége di leen wax ni namoon nañ leen di wax ni que aussi gars yi nga xam ni ñu ngi laajte comme ay wëlbati xibaar ak affaire yooyu di leen wax ni temps yi nag dañu xawoon tawat tuuti ndax voix bi moo fi nekkul moo tax gisu leen fan yi wëlbati xibaar yeeg yooyu ak yenn rubrique yi quoi voilà tey nag ñu bëggoon ñëw tuuti ci mbiru Sonko Adji Sarr bi nga xam ni def na pratiquement 1 an booba léegi dégguñu ci lu bari ñu wax aussi si média français yi nga xam ni ku mel ni Adji Sarr gars yi dégg nañ ko mu génn si nit ñi nan lañ ci xalaatee réaction yi si gars yi am ak affaire yooyu noonu waaw ñu fas yéene ko tënk incha allah bon di wax ni que le cas de Sonko Adji Sarr buñ ci commencé dañuy lu ñuy njëkk a wax mooy ñu ngi masaw ñi nga xam ne ñoo si ñàkkoon seen bakkan tantôt ñenn ñi 13 personnes la parfois ñenn ñi ne 14 personnes la waaye ak lu si mënti am mooy daal mbooloo ñàkk nañ seen bakkan ndax bakkan dafa doon loo xam ne dafa foor bu ko kenn ñàkkee rek bëri na waxantu malaak mu dem bañ naan 13 wala 14 personnes ñoo ñàkk seen bakkan ñuy masaw seen njaboot waaye nag di wax ni que ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ñoom ñoo perte seen njaboot yiñ dëkkoon ñi nga xam ne ñooy seen ay wéyjur seen ay mag seeni mbokk ñooñu ñàkk loolu nag lan la ñuy jàngal mooy am na ay événement yoo xam ne bu xewee foog nit ñi tey nit ñi dal nit ñi xool nan lañ ciy demee parce que tey ñi nga xam ne ñoo leen di woo ci combat yi yépp boo leen bàyyee xel ñoom toujours dañu sauvé wu ba ci ay cortège yi ngay dégg ñuy accidenté nga parfois nga dégg ñu ne par exemple benn cortège yu ministre accidenté na wala nga dégg cortège yu président def na accident lu ci bëri chauffeur bi ngay dégg am na gaañu-gaañu wala ñenn ñi nekkoon ci cortège bi mais boo leen bàyyee xel député yi doo leen dégg ñu ne am nañ ci problème ministre bi doo leen dégg ñu ne am na ci problème président bu dee moom la doo dégg mu ne am na ci problème njabootam la même chose doo leen dégg ñu ne am na ci problème pourquoi léegi chauffeur yi ñoo ci am problème ñeneen ñu topp ñooy am seen problème kon toujours ñoom ils sont bien protégés ba nga xam ni lu ci bëri ñoom du leen dal léegi pourquoi ñoom ñu war ñoo gën a bëgg seen bopp parce que ñoom bu fekkente ni lu xew dara du leen dal pourquoi ñeneen ñi di nangu lenn li di leen dal buñ leen waxee kaa leen xeex yéen ñi di génn di xeex toujours yéenay am problème mais ñoom ñi di leen wax kaay xeex kenn du si ñoom du ci am problème léegi nag yéen ñi nga xam ne yéenay ñëw xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen war a tere pour ngeen xeex muy seen ay waajur wala seen ay seen bon seen ay frère seen sœur seeni mbokk dañ leen war a tere ñuy génn di xeex parce que xeex baax na torop mais ci kaw ñi koy digle jiitu ñeneen ñu topp seen ginnaaw mais ñu koy digle mënuñu toog fi ñuy toog bien protégé bëgg a topp ñeneen ñi askan wi nga xam ne ñoom amuñu ay motukaay yu leen di dimbali pour ñu protéger wu pour ñoom ñu dem xeexi c'est pas du tout normal c'est pas du tout normal te ñoom même bu ñuy xeex bu ñu génnee di xeex dafa am stratégie bu ñuy xeexee wax naa ko waxaat ko waxati ko ban stratégie la ñuy xeexee mooy dañuy génn fexe tu ñu jàpp leen dugal leen ci oto bi yóbbu leen commissariat bu xawee guddi tuuti ñu libéré leen ñu dem seen kër pendant que ñoom ñu ngi commissariat toog yéenay dem au front ñu leen di rey loolu du xeex loolu nag la nit ñi war a bàyyi xel ñuy masaw nag njabootu ñu ñàkk ñëpp waaye di leen wax ni que lu mel ni wa amatee na gaay di tey 1 an amul kenn koo xam ni mën nañ ne teg nañ la loxo ni yaa rey diw wala yaa rey diw ay accusation rek la ñuy dégg accusation kan moo rey kenn xamul kan moo rey kenn jugé wu leen mais lu ci gën a garaaw mooy da ngay dégg journaliste yi ñu ne la 14 personnes dee na kenn suteewul responsable yi kenn waxul kan moo rey kenn waxul kan moo tiire kenn enquêtul kenn deful dara démb maa ngi seetaan quelques parents ci victimes yooyu yoo xam ni nee nañu benn yoon la ñu gis par exemple benn bon agent judiciaire wala benn policier wala quelque chose comme ça bu ñëw enquête dem jour boobu la fa gëj
mais lépp nit ñi dañ naan lu tax 14 personnes yooyu enquête ñu ba situer responsabilité yi xam kan moo rey lépp tout pourquoi ñuy wax loolu alors que lu ñu war a enquête dafa bari lu ñu war a enquête dafa bari enquête ñu pour xam ñan ñoo rey mais problème Sonko Adji Sarr ba léegi enquête ñu te problème Sonko Adji Sarr moom moo andi ñi nga xam ni ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan léegi nag bu ñu waree enquête ñi nga xam ni ñooy journalistes yi ak yenn nit yoo xam ni dañu war a wax ni que rey nañu ay nit lu toll si 13 wala 14 personnes ñàkk nañ si seen bakkan ñooñu lan moo tax ñu ñàkk seen bakkan Adji Sarr moo accusé Sonko viol nañu jugé nañu àtte affaire Sonko Adji Sarr après àtte ñi rey nit yooyu noonu mu nekk benn procès boo xam ni événement mars yépp lay boole loolu mooy dëgg mais mënuñu ñëw ñu bëgg ne nañu enquête pour xam ñan ñoo rey 14 personnes yi te kenn du wax ni que nañu enquête pour Sonko ak Adji Sarr Sonko Adji Sarr ñi fare ak Sonko ñoom dañ la naan nañu enquête nañu wootee nañu ubbi procès bi mais boo leen di déglu si biir émission bi bu ñu la waxee nañ ubbi procès bi loolu lañ bëgg mais ci biir émission bi da ngay déggaat en même temps ñu wax ni que ñoom affaire bi complot la ak affaire yi procès bi duñ ko mus a tenir rek ay ñoom du ñu seetaan ñu leen di def nangam ak nangam ak nangam après loolu ngay dégg ñoom si seen bopp encore ñu koy waxaat kon ça veut dire que ñoom seen bopp bëgguñu sax enquête am Adji Sarr accusé de viol violé nañ ko violé wuñ ko ñun moom wóoruñu waaw ñun moom wax dëgg yàlla violé nañ ko violé ñu ko ñun wóoruñu mais accusation la accusé na nit ne yaa ma violé mais nit kooku ñu accusé ne moo ko violé muy Ousmane Sonko mais Adji Sarr am na ay avocat yoo xam ne ñoom ñoo ko war a défendre mais Ousmane Sonko tamit am na doole ut ay avocat yoo xam ni ñoo ko war a défendre ñenn ñi si partisan Ousmane Sonko yi maa ngi leen di dégg ñu ngi wax ni que Adji Sarr du nit ku jàng du nit ku muus Adji Sarr bis bu ñu ubbee procès bi mu toog Ousmane Sonko toog su boobaa état bi day am problème wala ñi nga xam ne ñoo complot ak Adji Sarr ba defloo ko lii mu def dañuy am problème mais su fekkente ni kay yéen gëm ngeen ni Adji Sarr jàngul wala bis bu ñu demee ba ci problème ba procès am su boobaa ñeet nañu am gàcce kon kay nañ def procès rek nañ def procès justice bi libre naag justice bi libre la yooyu yëpp justice boobu moo fi nekk te comme amuñu possibilité dindi ko fi te justice boobu si boppam mu ngi jël ay nit di leen emprisonné te mënuñu si dara te kenn waxu ci tamit wala ñu ngi siy wax mais kenn jëful li tax loolu dakk te comme kenn waxu ci dara kenn jëful lu tax loolu dakk mais na même justice boobu def enquête am ñu ubbi procès Sonko ak Adji Sarr parce que fii ak 2024 incha allahu rabbi bu ñu fi yàlla bàyyee may ñu gudd fan ak wérte ñu ko koy ñaat su boobaa Ousmane Sonko moom aussi su fekkente ni dafa nekk candidat yàlla may ko par exemple mu gagné nekk un président de la république mais procès boobu day nul parce que Ousmane Sonko en tout cas dina nul si mandataire am wala même bu nulul si mandataire am même su ko ubbee xam naa ne du toog di diriger magistrature parce que ku ne xam na ni exécutif bi moom mooy ba léegi le président de la république exécutif moom moo gère judiciaire bi moom loolu yépp léegi moom bu nekkee un président de la république mu toog sax mu bëgg a simuler benn genre procès boobu du ko nangoo ñàkk étant président de la république du ko musa nangu kon avant ñuy egg si élection 2024 dañu war a ubbi procès bi moom mu xam fan la féete léegi nag dina ko gagné dañ koy complot dañ koy ñàkk na ut ay avocat yu dëgër ba pare moom it mu taxawaay bu dëgër après dem procès lu mu am jël parce que am na loo xam ne tegu na ci ndoddam tey jii loolu dafa war a set nit ñi xam Sonko moo violé wala violé wul mais peut-être Sonko même bu violé wul est-ce que amul leneen loo xam ne peut-être xaw na ko ci ragal Adji Sarr dafa am ay nit yu ko yónni dañ comploté ba mu def lu mu def wóoruñu mais fekkente ni aussi loolu am na même bu ñu demee procès ñoom nañ ko démontrer rek et puis procès bu ñu ko demee nañ ko def comme procès maître Babacar Seye
nañu même bon mu nekkul comme procès maître Babacar Seye procès yi léegi yu mag yëpp xam nañ y a des journalistes yoo xam dañuy fekkee procès bi di bind lépp de A à Z après dañ la koy étaler expliquer la même ñun ñuy amul possibilité dem seetaani ko ñoom dinañ expliquer lépp lu xew ci biir détail par détail buñ la ko waxul dinañ ko bind ci internet bi dinañ ko bind ci presse écrite bi dinañ ko wax ci rajo yi wax ko ci télé bi nit ñi gis ko nit ñi xam ko nañ def loolu ñu dem procès mais lu ma d'accordul mooy nit ñi ne procès sañ nañ kaa def ak sañuñu kaa def ak dina am ak du am pendant ce temps ñu ngi dem si ay élection présidentielle yoo xam ni accusé bi moom ci boppam dafa war a nekki candidat si élection yooyu léegi nag quant à Adji Sarr génn toog na lu yàgg 1 an RFI France 24 interviewé nañ ko mu génn wax ba mu waxee nit ñi ne waaw instant yi nii manipulation bi commencé na média français dañ leen manipuler ñëw nañu ndax Adji Sarr peut-être am na est-ce que am na dooley wax RFI wala quelque chose comme ça mais le problème n'est pas là le problème mooy Adji Sarr dafa accuser une personnalité politique le chef de l'opposition Ousmane Sonko ba ko Adji Sarr di accuser Ousmane Sonko daf ko fekk ci digg dooleem mu accuser ko mais avant Ousmane Sonko Adji Sarr di ko accuser Ousmane Sonko RFI France 24 ñaata élément la def ci moom ci ay reportage ak dooleem wane léppam ñaata yoon mais kooku bu fekkente ni mu ngi topp Ousmane Sonko di wane dooleem di wane ascension di wane nan la def ba fël politiquement ba ñëw ba am doole ba sonal pouvoir bi ba créer fi benn par exemple benn mouvement fexe ba jeunes yëpp topp ko ba gaa yëpp ànd ak moom Ousmane Sonko bu demee ba am doole boobu tubaab bi waaw média français yi dem ba topp ko ci loolu ba wane ko ba nga xam tey boo duggee internet rek nga tàppi Ousmane Sonko ñoom ngay gis au devant média français yi ñoom ñooy wax ci moom ñooy def yenn reportage wax def ay affaires yu bëri buñu demee ba accuser ko viol c'est normal ñoom it ñu toppaat encore action boobu noonu journalisme noonu la commencé nga benn affaire bi topp nga benn nit dem nga ba ci biir nit bi am na gàllankoor da ngay kon ne topp c'est pas parce que Ousmane Sonko accusé nañ ko viol dëgg la am du dëgg média français yi amuñu droit dem ci Adji Sarr encore une fois c'est une sénégalaise nit la moo accusé te ba léegi boo ko dégloo dafa taxaw ci ay tànkam ni moom na procès am Ousmane Sonko tamit ba li xewoon ba ñu jàpp ko ba bàyyiwaat ko ba mu génnee dafa ne na procès am léegi nag lan moo tere procès am léegi nit ñi naan ay waaw manipulation dafa commencé Adji Sarr amul doole wu dem fee dañoo fay xaalis France 24 dañoo fay xaalis RFI Jeune Afrique mais xaalis waxuma la France 24 Jeune Afrique RFI presse écrite Sénégal bii si boppam soo bëggee ñu def la à la une wax ci yow lu rafet da ngay fay tu payes de l'argent da ngay fay man si temps Ablaye Wade laa xamee ni Jeune Afrique boo bëggee nekk à la une tu payes beaucoup de millions pour nekk ko te si presse sénégalaise bi laa xamee loolu ñoom ñoo ko wax léegi nag Adji Sarr toog na ba sonn amul procès pendant 1 an mënuñu tenir procès te moom bëgg na procès am parce que dañ ko fayal avocat fayaluñ ko avocat moom wóolu na ni bu demee procès dina gagné mais Ousmane Sonko lu ko teree wóolu ni moom bu demee procès moom it dina gagné lan moo ko teree lu tax lan moo ko teree wóolu loolu c'est-à-dire il faut na am fulay rek def ni Barthélémy Dias bañ ko bëggee rey gàddu armes yi ñëw ba moom ba ci méeréem di ko jéem a intimider dafa défendre boppam Ousmane Sonko il a cette possibilité na défendre boppam kese na défendre boppam mais est-ce que les faits yi nga xam ni war nañ koo relater après bis bu procès bi amee est-ce que faits yooyu su fekkente ni moom ak Adji Sarr même bu dee violé wu ko am na lu ñu seq est-ce que du dafa am loo xam ni bëggul nit yi xamal ko parce que nit ñi barki démb dégg naa El Malick nee na Seydina Ousmane Sonko mu sell mi est-ce que du Seydina Ousmane Sonko mu sell moomu la ñuy bañ sellte bi am lu ko tilimal wala am lu ko yàqal ba tax instant yi ñoom ñu am lu ñuy nëbb question la rek kon média français bu ñu ci dellu si waatee muy RFI France 24 ay Jeune Afrique etc dañu am le droit dem vers l'information encore une fois bu fekkente ni complot am na du ñoom ñoo complot pour que Adji Sarr si lu ñu xam pour que Adji Sarr accuser Sonko viol non ñoom bu dee complot am na complot dafa am ba pare
ba affaire yi am ba fu mu egg ñoom ñu soog a ñëw à défaut peut-être parce que dégg naa El Malick je pense El Malick Ndiaye keroog mu ne moom woo nañ ko mais boobu def nañu élément Adji Sarr ba pare ba war ko diffuser dans quelques heures ñu wax ko ni dañu bëggoon jot Ousmane Sonko pour mu kii mais ñoom ñoo ko refuser loolu mën nañ ko nangul parce que aussi nit day respecté boppam nit du def lu muy def ba pare ñëw bëgg la proposer pour nga wax soi-disant que wax naa ko rek mooy lu journaliste yi di wax on a tenté de joindre diw mais en vain parce que diw boobu intéressé wu leen loolu kese loolu mën nañ ko nangul waaw mais Adji Sarr gars yi am nañ droit ñëw waxtaan ak moom def ak moom interview teg ko Wally Seck jaar na TV5 Monde je pense Pape Diouf jaar na TV5 Monde comme invité récemment Omar Pène jaar na TV5 Monde comme invité ñaata yoon la Youssou Ndour nekk invité France 24 nekk invité TV5 Monde ah kon Adji Sarr nit ñooñu amee possibilité def ko moom bis bu ko defee kenn waru ci wax Ousmane Sonko ba mu nekkee invité TV5 nit ñi dañ doon jël li mu doon wax jamono boobu di ko dugal ci statut di ko partager pour wane ni que Ousmane Sonko am instant yi nii atteindre na benn niveau bi parce que instant yi invité nañ ko TV5 Monde état le chef de l'opposition mais jamono boobu kenn waxul ni TV5 Monde média français boobu noonu ils étaient corrompus wala Ousmane Sonko daf leen fay pour feej wala ils ont été manipulés wala nangam ak nangam pourquoi ñu ñëw ba tey bëgg a wax ni que RFI France 24 dañ leen manipuler ak Jeune Afrique te pourtant ñun dañuy toog benn lundi matin rek gars yi ne Jeune Afrique génnee nañu par exemple wax nañu ci benn événement wax nañu ci diw def ay révélation ñoom seen bopp ci seen biir journal yoo xam ne ñu ngi koy def ñu defaral la ci les bonnes feuilles maanaam ñu jël page yoo nga xam ni les ci interview bi moment yoo xam ni ñoo gën a intéressant ci interview bi ñoom ci seen bopp ñu def ko résumé def ko ci biir journal bi est-ce que ñoom période boobu wax nañu ni que diw Jeune Afrique interviewé na ko mais lu mu fa wax lépp manipulation la wala c'est juste commercial affaire la loo xam ne daf ko def pour jaay ki affaire ñun duñ ko def suñu journal non non ñun ci presse bi la ñuy xamee comme sama genre yi nga xam ne presque duñ déglu RFI bon France 24 nañ ko seetaan mais man RFI presque guerre Irak bi mën naa ne laa ko doon déglu période boobu rek benn temps mais man RFI gaa du sama rajo man rajo sénégalaise laay ëpp lu may déglu télé sénégalaise laay ëpp lu may seetaan parce que man pour man balaa may xam li xew bitim réew man dama war a xam li xew ci réew mi noonu laa mel ci musique française musique américaine et cetera affaire ay R&B ay rap américain yooyu man intéressé wu ma man série je préfère seetaan série sénégalaise yi mais ak scénario yu intéressant yi encore bien filmé mooy comme par exemple ay Marodi Evenprod yi nga xam ne ñu ngi koy def yoo nga xam dafa am qualité je préfère seetaan loolu que seetaan série américaine yi wala yeneen série malgré que nag yooyu daan naa ko seetaan peut-être daa may gën a am jot pour mën ko seetaan daan naa ko seetaan RFI presque du sama rajo man mais France 24 dama koy seetaan ay TV5 ay France 2 et cetera dama leen seetaan parce que man su may seetaan damay bëgg parfois aussi même qualité bu ñuy joxee et tout affaire yooyu mais tey presse bi nga xam ne ñoom ñooy nekk tey di wax ci RFI France 24 ay médias français yi dañuy manipuler information intox la ñuy joxe et cetera mais ñooñu les mêmes journalistes là ku si xëy sa rajo RFI ngay jàpp sooy liggéey lu RFI xoolal RFI seen journal 4 heures 3 heures du matin 5 heures du matin luñ fa wax ci information boo xam ne war na intéresser monde bi rajo yi bu ñu ubbee 6 heures du matin bu ñu commencé seen journal dinañ la ko wax la selon RFI avant 10 heures mu tasaaroo ci réew mi ñoom seen bopp ñoom ñooy tasaare affaire yi ñoom ñi nga xam ne ñoo ne yooyu dañ leen manipuler ñoom ñoo koy tasaare parce que ñoon li ñuy déglu pourquoi Adji Sarr ñu interviewé ko rek ñëpp bëgg ne dañu manipuler média yooyu noonu waroo xaar ba affaire bi favorable ci yow rek nga ne dañ leen manipuler te léegi malheureusement comme ni ko gars yi di waxee rek gars yi bëri sax ñu wax seen xalaat léegi gars yu bëri sax ñu wax seen xalaat presse bi ñii dañu farak Ousmane Sonko ñii farak Macky Sall amul dem ma ñëw presse bi ñii dañu am dem farak Ousmane Sonko ñii dem farak Macky Sall looloo fi ne APR la ak Pastef ñoo tasaaroo ci presse bi am na ñoo xam ni munoo muusa waane fexe ba ñu ŋàññ Ousmane Sonko
te même bu fekkente ni am na ku ko ŋàññi mu leer la ni il faut ñu teg ko suñ ko tegee dinañ commenter loo xam ni wala dinañ créer benn émission boo xam ni pour ñu am possibilité si émission boobu noonu pour yàq loolu yàq information boobu wala yàq loolu. de même que APR am na ñoo xam ne tey bu ñu yàqoon Macky Sall léegi munoo fexe bañ teg ko buñ ko yàqee dinañ fexe ba créer émission boo xam ni dinañ dem ba pour mën ko si défendre ba yàq loolu noonu. loolu la ñuy vivre actuellement moo tax am na ay jamono boo xam ne tey temps Ablaye Wade bu fekkente ni presse bi dafa am par exemple kenn koo xam da nga ko tooñ par exemple nga tooñ benn comme par exemple nu ñu saccagé woon le journal je pense le journal L'As ba ko gars yi di accuser Farba Senghor si je ne m'abuse am na benn journal bu ñu saccagé woon bon bu fekkente ni du L'As ñu jéggal ma bañ ko saccagé mais da ngay xëy gis presse écrite bi yëpp première page en noir benn écriture lay am en noir du am benn image du am benn photo parce que dañuy solidarité mais est-ce que léegi gis nga ñu laal benn groupe de presse gars yi solidarité ñu def en noir nga xëy presse écrite bi yëpp en noir non au contraire parfois dañuy dóor ay titres yoo xam ni dañuy tàkk sa kaw presse boobu tey moom la ñuy yor tey di ko suivre léegi nag presse boobu noonu tey mooy ñëw bu ñu interviewé Adji Sarr ñu ne manipulation la bu ñu waxee lu arrangé wul Sonko manipulation la bu ñu waxee lu arrangé Sonko ñu tasaare ko si statut tagg ko boole seeg ay affaire yu neex c'est pas comme ça nit il faut nga bàyyi naa fekk nga jub di wax dëgg ñi di la seetaan xam ne li ngay wax nii dëgg la mais bu tayee nga mel nii bu subaa nga mel ne bu Jeune Afrique génnewu leen arrangé ngeen jël ko journée bi yëpp selon Jeune Afrique am na ay temps yoo xam selon APS agence de presse sénégalaise mais léegi APS fu mu daan dem possibilité ak moyens yu mu amoon dem di rooti bon peut-être ñoom xaw ma je ne sais pas daan nañu am yenn correspondant wala daan nañu voyager wala ñoo gënoon am accessibilité si information yi que yeneen rajo yeeg yeneen télé yi nga xam moo télé yi sax bëriwul woon mais yeneen rajo yi ñoo leen ëppoon accessibilité si information yi léegi nag ñoom comme ñoom ñoo ëppoon accessibilité si information yi yeneen rajo yi yeneen télé yi si ñoom lañ daan rootee moo tax temps yooyu taf nga dégg ñu ne selon l'APS selon APS mais après lan ngay dégg selon RFI selon France 24 selon nangam mais BBC ba mu ñëwee def reportage si pétrole bi est-ce que dégg ngeen gars yi ne BBC instant ni ay corrompu lañ ñan ñoo ko wax à part waa APR ñoom ñoo doon ŋàññi BBC mais ñi farak Sonko ñeneen ñi kenn ŋàññul BBC taa ba mu ñëwee def reportage am boobu noonu kenn si ñoom ku ko ŋàññi léegi ba RFI ak France 24 ñëwee def ba RFI ak Le Monde ñëwee def ci Adji Sarr gars yi ne dañ ko manipuler léegi nag bu waa APR tamit toogee dañuy wax ni que manipuler wuñu leen noonu la Sénégal instant yi di doxee ku nekk ak lu la arrangé mais dëgg bi moom boo muusul tuuti dëgg bi moom doo ko xam ndax dañuy manipuler rek mais nit ñi ñoo war a yeewu xippi seen bët di xool di informer di jéem a informer seen bopp buñ la nee am na benn guerre bu am Russie yow yaay jéem a wut say information di collecter bañ a yem si benn dugg si internet bi xool histoire Russie xool histoire Ukraine xool lan moo leen boole xool parce que gis nga comme genre Sénégal yi dañuy toog rek ba dégg guerre bi tàkk na ñu dugg si mais boo duggee si internet bi dugg ay YouTube da ngay gis ni il y a 2 ans wala il y a 3 ans ay Russie boobu ñu ngi préparé guerre bi mais siwul woon mais attaqué wuñu woon mais boobu problème yu ndawaan mu ngi am mais loolu duñ ko seetaan de dañuy bàyyi ba guerre bi ne tëll na rajax rek ku nekk bëgg ci sànni sa grain de sel te yow xamoo lan moo leen boole woon bu yàgg léegi avec ça nga bëgg a xam fan la dëgg bi féete munoo ko xam parce que ñi ñuy wax ni que dañ leen manipuler muy ay Le Monde ak ay France 24 ak ay RFI ay manipulateur lañ noonu la suñu presse bi nekkee ay manipulateur presse sénégalaise bi noonu la nekkee ay manipulateur lu leer laa leen wax ñu si dëggu bëriwuñu ku ne am nga fi nga far parce que léegi télé yi rajo yi am na ñu leen financé yow bu la politicien financé wul maanaam pour nga gis si koo xam ni moyen boppam la demee amul te ku ci demee moyen boppam nga dem ba ci biir xam ni que boo continuer sa moyen bi di nga suux sa famille suux su boobaa da ngay fexe
jéem a ut fu nga lonku su dee bëgg nga continuer sinon da ngay génn si métier bi wala dañ lay exploiter mooy soit da ngay génn nga toog sa toogaay bopp génn si métier bi yaa ngi dégg wala nga dem si koo xam ni moom am na fu mu lonk am na fu mu far bu jël la te su boobaa lu ko neex rek ngay wax ndax la abali bët fu ko neex ngay xoolee fu ko neex ngay xoolee moo tax ma bëggoon wax ci affaire Sonko Adji Sarr bi ak média yi nu gars yi di naqarloo par exemple Le Monde ak RFI affaire yooyu lu ñu def ci kii mais ñi koy naqarlu ñëpp ay déglukatu RFI lañ ñëpp ay déglukatu RFI lañ seetaanal télévision yi tey journal international fan la gars yi di jëlee seen ay information si ñeneen ñi rek booy seetaan télé bu ñu nee journal international est-ce que di nga gis par exemple benn télévision sénégalaise boo xam ne day jël benn journaliste dem mu sol gilet pare-balles ñu bind si presse ànd ak benn caméramanam ñu dem ba ci guerre ba comme nu ko seen morom yi di defee dem di filmer ji am nañ possibilité bi de am nañ possibilité bi ñii di jël seen journaliste yi di yóbbu ay coupe d'Afrique ñu fay def 1 mois di loger si ay hôtel ak moyen logistique yu ñu leen di jox buñ mun na dem ci guerre ba même chose rek da ngay dem ut fi nga loger yaag sa caméraman am sa benn ordinateur ak sa connexion yaa ngi dégg di filmer di def say envoi di dem ci hôtel ba di lekk di naan kese la amul leneen di am possibilité dem sur le terrain ñoom ñëpp am nañ possibilité boobu mais pourquoi du ñu envoyer seen ay éléments léegi bu ñu lay joxee par exemple bu ñu lay jox ay information kan lañ lay jox information tubaab bi lañ lay jox parce que yow munoo par exemple booy joxe information yow munoo xalaatal sa bopp wala nga bindal sa bopp ba pare jël image yu France 24 wala image yu Euronews ba pare def ko ci sa journal international li ngay wax ak image yooyu méngoo te yaa xalaatal sa bopp munul nekk parce que da nga reprendre li France 24 wax wala lu Euronews wax wala lu beneen chaîne de télévision wax moom ngay reprendre def ko yow sa journal international te yow nee nga kooku c'est des journalistes corrompus wala manipulés wala ñoom ay intox la ñuy joxe wala affaire yooyu loolu est-ce que yenu na maanaa loolu yenul maanaa nañ jël nit mu dem bu dee guerre la nañ jël nit mu dem ca guerre ba filmer parce que bu dee màkka la da ngay gis ñu yóbbu animateur yóbbu ay journaliste yóbbu lépp yóbbu seen caméraman ñoom ñëpp dem si aj ba di filmer di yónnee nit ñi di yónnee même chose rek problème mooy fit baa ngi fi wala fit bi nekk fi métier bi jaral na la ko wala jarul ko mais moyens yi moom mu ngi fi am na yenn télé yi am nañu moyens yi Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm mus na ko def foog naa guerre Irak bi Sidi Lamine Niass dem na ba ci guerre ba ñu ngi doon wax sax à l'époque ni Mati Trois Pommes moo ko proposé woon pour na ko groupe bi jox moyen mu dem Sidi nee na après xolam tooy mu xool xam ni que kii jigéen la ndëgam moo mën a am xalaat boobu moom Sidi Lamine Niass il a préféré moom mu dem ci guerre Irak ba moom ci boppam di def ay envoi boobu temps boobu rajo kese la amagul télé muy def ay envoi en direct ci rajo bi di expliquer guerre bi nu mu xewee xam nga ku mel noonu su la expliquer di nga xam ni que kii xëy na tubaab bi doyuñu ko wala yeneen information yi doyuñu ko mu def ko mais yow yaa ngi wékku ci ay nit ba pare bu ñooñu waxee lu la arrangé wul nga ne ñooñu dañ leen manipuler te teewul bu subaa nga jëlaat seen ay image tegaat ko kon kay ñun la ñu respecté wul ñun ñi nga xam ñun ñooy téléspectateurs yi di seetaan ñun la ñu respecté wul kon le cas de Sonko Adji Sarr manipulation bi bëri na état bi Sonko sénégalais la Adji Sarr sénégalaise la justice bi na leen jël mu juger leen ñoom ñaar na leen juger ñu xam sénégalais xam fu dëgg bi féete ñu juger aussi ñi nga xam ni ñoom lañ assassiné ñi def enquête yi juger ñooñu aussi ñu xam ñan ñoo leen rey yoon def ci ñoom lu leen war réew mi kon ne di dox parce que loolu bis buñ ko deful bis bu président Macky Sall wàccee 2024 gaa du yéeg sax bay wàcc moom 2024 moom 2024 lay jeexal mais su wàccee exemple Ousmane Sonko nekk président su boobaa képp kon ku ne dañ maa violé dina metti pour ñu juger ko dina metti trop pour ñu juger ko pourquoi dina metti pour ñu juger ko parce que boo leen ko bëggee juger bu fekkente ni am na ay nit yu xaw a siiw tuuti yi ko mën a dimbali parce que Sénégal aussi loola Sénégal moom boo siwee
say mbir siiw moom prison moom gawma di nga fa yàgg wala buñ la tëjee doo fa yàgg wala soo moytul duñ la tëj ay sursis lañ lay may nga dem toog sa kër waaw léegi nag su boobaa di nga fi bëgg a tëj lu nit ndax viol ay mbokkam jóg wala nit ñi jóg nëpp ki ka tëj viol parce que ñoom seen yoon neew si ay juge ak ay magistrat ak ay avocat président de la république la ñuy waxal parce que gis nga Sénégal buñ tëjee sax nit da ngay dégg mu ne Macky Sall la ko tëj doo dégg président ngay dégg moo ko tëj doo dégg ñu ne juge nangam wala déedéet loolu ngay dégg léegi nag de ce fait que su boobaa bis bu Ousmane Sonko bis bu nit amee problème viol ñu bëgg ko emprisonné surtout ay affaire femmes yooyu noonu toog nii di jàppale seen genre association yooyu dinañ ne carrément ñi ko bëgg a tëj président ki toog ci bopp réew mi jiñ nañ ko fi viol te nangul ñu jugé ko après su boobaa si lan la ñuy nekk si nuñ nekkee nii rek réew moo xam ne dañuy politique ba élection ñëw ñu falaat nit kon ne politique ba élection ñëw ñu waxaat si élection di continue duñ jéem a développé duñ jéem dara si waxu politique wax yi am na yoo xam ne dañ ko war a régler une bonne fois mu jeex Barthélemy Diaz bañ ko jugé ba acquitté ko mu xam ne amelatul nit ñi dara moom moo dem nee na man nañ setal sama der mu def appel malheureusement appel bu mu def procureur ba nee na nañ ko tëj 5 ans léegi na ñu xool fu wànnent di mujjee gi bëtam ñu bari nag nee nañu mën na am dañ koy tëj waaye man moom gëwuma ko mën na nekk nag waaye gëwuma ko waaw gëwuma ko parce que li ci Khalifa Sall nekkul ci Barthélemy Diaz te Barth boobu ba léegi mu ngi ne tekk nit ñay wax rek mais moom jàpp naa ni commencé na liggéey Dakar mu ngi topp ci mairie bi nga xam moom lañ ko dénk pour mu liggéey parce que Barthélemy Diaz c'est un très bon politicien am na fula am na fayda xam na lu mu bëgg mais nekk politicien ne yow kenn du la tëj amul fenn léegi nag boo amee possibilité pour nga défendre sa bopp défendral sa bopp parce que xale bi nga xam ni yow ñi bokk ak yow parti nee nañu musul amul xam-xam amul xel mi la accusé waroo ragal jàkkaarloog moom waaw xaw ma nu ko président Macky Sall doon waxee pomme de terre ma gënal pataas xaw ma kuñ ci tëj sa avocat bu baaxul loolu la rek boo amee avocat bu baax affaire yi war na mën a jàll l'essentiel na leer rek si bëtu nit ñi te gis nga état bi moom xam naa li tax muy daw moom jàpp na ni affaire Sonko Adji Sarr moom bis bu ci duggee li amoon day amaat mais man gëm naa lu amoon du amaat man gëm naa ni lu amoon du amaat parce que gis nga Sénégalais yi parfois mën nañ génn instantanément mën nañ génn aussi si contexte mais gis nga parfois di nga foog ni dañuy génn mais duñ génn gis nga imam Alioune Badara Ndao yenn nit di sax ñu ngi naan am na nit yu bëri ki mais boo xoolee image da ngay xam ni que ni mu affaire yi coow li bëree nu mu amee woon ak lépp ak ñi ko gunge am na différence certes am na ñu ko gunge mais ni ñu foogee woon ni dina feesee noonu dina bëri nit ak affaire dina fa yegg gunge bi demeewul noonu Ousmane Sonko dina am jour bi muy génn ñu ko bis bu ñu ibboon procès bi dina génn nit ñi foog ni que mbedd bi day am nit ñi dem di liggéey bàyyi ko moom mu dem wuy ji ñuy dégloo affaire yi si rajo yi kon état bi amul lu mu ciy ragal na ko juger sénégalais nekk si jàmm sinon le 3 démb la woon wala barki démb le 3 mars passé na xam nga après fa la ñuy demaat le 3 mars 2022 passé le 3 mars 2023 incha allah ñu ne affaire yi def na 2 ans ñu demaat kër papa yi kër waajuru xale yi décédé woon interview jéem a génneti beneen interview Adji Sarr entre temps ñu xool Ousmane Sonko lan la ci wax ak ay nitam ñu def si benn genre dossier balancé ko nit ñi seetaan ko ñuy xaaraat 2024 bëgg ko di ko def ay kii ba mu am 10 ans ñu naan mat na 10 ans ba Ousmane Sonko kii woon procès bi mu jëwul fenn ñun dañoo sonn si yooyu mooy lu ñuy am ay korité ak tabaski rek sa korité ñu dem si marché yi dem si kii ne jaaykat yi wane tailleur yi même reportage ñooy ñëw sa korité sa tabaski même reportage chaque koor même ñu ngi waaj a dugg koor suivre leen léegi gars yi commencé dem xool ndax tàndarma yi ñëw na ndax nangam ñëw na après yooyu la ñuy wane les mêmes mots les mêmes termes loolu lay ñëwaat même marché yi la ñuy dem même nit yi bu dee ñu ngi dund même nit yi sax la ñuy interviewé ndax fan yee passé seetaan naa fi benn télé si Saint-Valentin bi daaw Saint-Valentin daaw
reportage bi mu defoon ci Saint-Valentin ku mu interviewé woon kooku la interviewé waat parce que image yi dafa am benn genre logo bi ci nekkoon daaw même logo bi moo ci nekkaat ren même endroit même wax ji ma dem di ko recherché waat di ko recherché waat di ko recherché waat malheureusement vidéo boobu dañ ko supprimer même chose teg même waa ji parce que logo bi moo ma attiré parce que du ay logo télé ay affaire yooyu de non non du ay logo télé mooy appareil yi nga xam ne parfois soo koy filmer am na ni nga koy activer day am benn logo appareil buy génn même chose teg même waa ji même image parce que man ay image yu bëri bon ñuy suivre sama chaîne xam nañ ko dama yor ay archive image am pagaay mais boobu malheureusement boobu dama ko effacé woon léegi nag image boobu ba ma demee si internet di ko wër gisatuma ko mais loolu la instant yi daal lii daal mooy loo xam ni soxaloon na ma pour ma wax ko sénégalais yi nañ ibbi seen bët ñu moytu presse bi nga xam ne ñu ngi ñuy manipuler wax ma presse étrangère bi de presse sénégalaise bi ñuy manipuler ñoom ñoo ñuy manipuler ñooy déglu RFI ñooy déglu France 24 ñooy déglu TV5 ñooy déglu Euronews ñooy déglu ñooy seetaan BBC ñoom ñooy ñëw di bu ñooñu joxe information ñu reprendre les mêmes infos balancer ñu ko bu leen arrangé wul ñu toog ne ñooñ dañ leen manipuler même personne yi la waaw léegi nag di ñaan état bi na ibbi procès bi balaa ñuy dem si l'an 2 bu événement mars yi ñu woo Sonko ñu jugé ko instant yi nii gis naa ay partisans Ousmane Sonko ñu ngi demander à ce que na Ousmane Sonko kii comment dirais-je no Ousmane Sonko nañ ko delloo passeport am mais passeport balaa ñu kaa delloo jugement day am duñ tëb delloo ko noonu jugement day am il faut ñu juger ko delloo ko mais Sénégal dafa bëri affaire yu mel nii am na fi benn journaliste boo xam ji ñoon nañ doom ji viol doom bu góor bi ñu ne moo violé beneen xale bu jigéen Xalaat TV defoon si ngandim dossier man si laa xamee lu bari ci affaire kii boobu noonu mais yooyu kenn du ko topp est-ce que xale ba léegi mu ngi prison parce que papa ji mooy journaliste bi ba ñu tëjee doom ji automatiquement dafa ne day def conférence de presse ñu dem di xaar conférence de presse mu annulé ko temps yooyu bu def benn break génnatu si télé yi actuellement mu ngi génn si télé yi changer discours nekk à l'aise te gaw ma ni bu dee doom jaa ngi kaso ba léegi mu ngi nekk à l'aise je ne pense pas yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne bu ko gars yi defee dañ ko war a dafa am suite comme ay Xalaat TV ni ñu ci defee kii noonu benn dossier ñu defaat ci dossier dama def ay enquête recherche xool est-ce que xale baa ngi prison yu mel noonu ci dëkk bi dañ ko war a lijjanti am na yu bëri yu mel noonu ñu war a lijjanti yu bëri yu mel noonu léegi nag pendant ce temps état bi moom mu ngi éliminer gars yi ndànk parce que gars yi Sénégal waxtaan wax dëgg càlla ñu si bëri dañoo ñemewul kaso Simon ba mu duggee ba léegi ba mu génnee ba léegi déggu leen ko Kilifa ba mu génnee ba léegi est-ce que dégg ngeen ko noonu la ñuy def di leen éliminer ndànk bañ jeex tàkk waaw di leen gërëm bu baax di leen sant di wax ni que dinañ dellu soit si rubrique yi incha allah bu ñu gënee am tan waaw di saaku si yéen ñaan di leen ñaanal aussi di leen wax à très bientôt incha allah jaa ngeen jëf merci beaucoup